mooy lan lay wax sénégalais lu ñu wax sax lan mooy problème mais Modou Lo le 13 passé na préparé nga sa combat jële nga ci défaite boo jàkkaarloog tey sénégalais yi di wax ak ñoom lan nga leen di wax. waaye li ma leen di wax ne leen bisu ñàkk du bisu am rek d'abord damay encourager supporter di leen masawu di leen wax metti na mais sport noonu la xam nga parce que yàgg nañ dem ñëw ñuy bëggee xam nga chaque dimanche rek bu ñuy bëggee ñëw ngi mer xam nga ba tax na ñun lu ñu waroon yëpp def nañ ko xam nga muy dem nañ préparer lépp lu ñu yaakaaroon mën nañ may ndam ak ñi ñu yaakaar ànd ak ñoom xam nga def suñuy préparation ñëw yàlla may Balla Gaye ndam li may wax damay ñaanal ndam li ci ko rek mais sport moom noonu la xam nga juste rek di leen encourager supporter leen wax sport noonu la di dem nag xoole ci kanam mënuñu wax wala 13 janvier balaa ma lay bàyyeeg Malal est-ce que loolu doy na bon préparé nañ ko yàlla may na ndam Balla yàlla na ko jig nañ dem xooli leneen supporters yi nañ muñ te xam ni dama doon am tey maa ñàkk est-ce que loolu doy na pour yow. waaw mais mënoo fi wax lu ëpp loolu parce que comme li ma wax rek mënoo wax ba 13 janvier 2019 ñëwaat te comme li ma wax xam nga lan moo doon métti nga ñàkk tey ñu gis ni kii lii moo ko doon def ko mais liggéey nañ daal liggéey yu métti xam nga waaw lépp luñ yaakaar daal dinañu may ndam defoon nañ ko mais comme li ma wax rek bisu ndam du bisu am bisu ñàkk du bisu am xam nga ba tax na moom la yàlla may ndam dañ koy ñaanal ndam li jikko incha allah ñun ñu dem xool leneen suñu kanam gën a liggéey incha allah. Mala beneen défaite Modou boo am si sa kanamu adversaire muy Balla Gaye numéro 2 mais bu ñuy xool ni nga bëree contre Bombardier pratiquement noonu nga bëree contre Balla Gaye mooy ku la sut ëpp la taxawaay nga nangu ko féete suuf loo jublu si loolu. waaw mais xam nga làmb moom lu ñuy wax rek jour booy daal moom cuune ngay doon. wax dëgg xam nga ba tax na comme li ma wax liggéey nañ loo xam ne waroon nañ ko liggéey mais jour booy daanu daal cuune ngay doon. cuune ngay doon mais jour booy daanu cuune nga doon. dafa mel ni Balla li mu la waxoon moom da koo def kaa ñu xeex mais dafa la woo ci xeex bi mu la woo ci xeex nga wuyu ko ci xeex mais est-ce que coup bi nga jël déstabilisé wu la. non non wax dëgg coup déstabilisé wu moom xam nga parce que bu ma coup déstabilisé wu su ma jàppee bu ma fàqee wala yooyu noonu rek mën naa daanu xam nga mais comme làmb la daal noonu la bëre la ak xeex la xam nga day ni xeex am buntu après ngeen jàppante mais comme li ma wax rek du woon sama jour mënu ma def loo xam ni da doon réussir xam nga ba tax na li ma waroon def naa ko li ma waroon def naa ko yàlla li may ndam moo ko may ndam ñun incha allah ñu liggéeyaat rek xool suñu kanam bu soobee yàlla. ndax def nga jàngat ba xam loolu moo la manqué. waaw mais xam nga comme li ñuy wax ba ñu bëreeg léegi yàgg na yàggagul. ba tax na xam nga tooguñu xam nga évaluer ñu ma war a toogal dëgg-dëgg. dañu xaar xam nga ba affaire yi gën a dal. mais comme li nga wax rek chaque lu am rek dina am njàngat xam nga dina am bu ñu waree yokku ñu yokku bu ñu waree wàññi ñu wàññi loolu mënu cee ñaax. yow en tant que sportif professionnel. parce que man noonu laa lay qualifié sportif professionnel parce que may xool li ngay def. tey jii soo waroon yokk sa façon de travail sa méthode de travail pour mën a bëri adversaire yoo xam ne ñoo lu sut ëpp la taxawaay lan ngay yokk. waaw comme ni ma wax xam nga yàlla dogal na catégorie bu ma nekk mosuma ci bëri ku ma toll daanaka. ñi may bëri ñëpp daanaka ñoom ëpp te yàlla moom may ndam ci ñoom ñu bëri xam nga ba tax na comme li ma wax rek lu ñuy yokk ak lu ñuy wàññi am na loo xam ni xam nga. waxtaan bi rek la daal waaye. Mala dama bëgg nga may ma tuuti rek nga baal ma dama bëgg Modou Lo xool combat bi mu commenté ko ak sénégalais yëpp ba noppi est-ce que du ma sax xalaatoon nga nii lay demee du ma xalaatoon nga ni may demee mais Modou Lo ngi nii sénégalais yaa ngi nii nga commenté combat bi. waaw combat bi noonu la arbitre bi la ñu lëytoo xam nga comme tey bu doon 20 personnes ñoo ma doon wax 18 yi wala 19 yëpp dañu ma doon wax teel. comme dafa am lu ma daloon ci combat bee passé esam ndax fukk jeunesse dafa ñëwoon. xam nga bi ba ma gëddee ma xaw a dox latéral tuuti xam nga mu dox sama kaw ñu dem ba xaw a xam nga jege saako yi xam nga ci la ma jàpp. xam nga ay génn saako yeeg yu ne mënoon na am quoi. mais moom laa yor jëw bi mooy sa fan si ñëpp ñi mer ñëpp Modou Lo dafa waroon a arrière génn saako. yaakaar naa jëw boobu war nga ko dégg. mais comme li ma wax rek bu jël waree am moom. waaw waaye yi nga war a kii yëpp moom day réer quoi. te ñu mën nga continuer commenter combat bi. waaw nii la xam nga ñu jàppante xam nga
dóor na ma Iberki te xam nga man it ma dóor ko. yëgoo foofu kaw fenn yoon. non wax dëgg yi mu kaw. su ma yëgoon kaw moo fàqee wala yooyu noonu ma daanu quoi. am ku bi dal na mais tamit kaw ma quoi. yëg nga ni sa waay am na doole wala. ah oui comme ni ma wax rek affaire yi moom bu lekk avant 6 mois 5 mois. xam nga li nga liggéey force amoo choix comme moom li ñuy wax dafa am fu mu tolloon ci làmb xam nga. am loo xam ni moo ci kanamam. faa ñu liggéey ñun ñëpp liggéey rek moo ñu war. dëgg la liggéey rek moo ñu war xam nga. dëgg la lu ñu war daal def nañ ko xam nga yàlla mooy may na ko yàlla na ko ji incha allah ñu dem xool suñu nga baal ma ba tey parce que ma bëgg ma couper fii après ma ñëw ci Balla. est-ce que yaakaaroon nga ni yow di nga fa fekk lii parce que ñu bari observateurs yi waxuma yow sax. dañ jàpp ne sa waay dafa jeexal. waaw lamb xam nga comme li ñuy wax rek signature ak lamb bokkul. tey lamb bu taxawee ba avant moo ñëw ku nekk da ngay wax loo xam ne da ngay jéem a déstabiliser sa adversaire. bien sûr xam nga mais ku nekk xam na ni kenn du lekk avant sa liggéeyoo. mais lu bari ku ne da ngay wax rek pour déstabiliser sa adversaire. ba tax na signature noonu la ah chaque fois. bien sûr xam nga li ñu doon wax yëpp waxu signature la rek. xam nga tamit mais lii la yàlla doon. mais li nga doon wax mais dëggal nga sa bopp. ah non. non xam nga Modou nga baal ma de mais Sénégalais yi li ñuy wax ci suuf mooy waaye Modou daf ñuy yàpp dafa dëggal boppam te warul dëggal boppam am na foo xam ne bu fa tolloo dafa war a teg tànk génn yow loolu dégg nga ko sa staff dégg nañ ko gars yi dégg nañ. ah mais comme ni ma wax rek gis nga bu safaan naree am yow lii lay kii loolu yëpp doo ko xam waaye. mais en âme et conscience li la daan bëri la ak doole wala galaat la wala lan la selon toi. non bëree la rek bëree rek wala ay gàllaaj li ma def wala ma def ko kon xanaa kon kenn du ñëw làmb ja mais xam nga làmb ban erreur nga def fii ban erreur nga def ci combat bi c'est important parce que man dama gis comme sénégalais yëpp comme ñi seetaan combat yëpp man da nga yàgg ci suuf ba benn moment jàppatoo mais comme li may wax chaque fois rek quoi wallahi bu cër naree am daal cuune ngay doon ci erreur day bari comme li ma la erreur boo amul jël du am. erreur boo amul jël du am. jaajëf sport noonu la. mbër borom le 13 xam naa sax dégg naa sax waa géej waaye léegi le 13 lañ la tuddee Balla boo déggee sa adversaire tey li mu wax c'est un grand sportif. communication Modou Lo le contraire moo doon surprendre Sénégalais yi parce que kooku xam ni. su amee day gore su ñàkkee day gore. baal moom ma yeggali yaa ngi ma laaj benn question boo xam ne tontu ma ñu sàng comme après combat bi waxoon nañ damay def conférence de presse. mais loolu juste pour parce que ñu doon xam nga di woote wala di wax dafa feebar wala yooyu noonu dafa bari woon quoi. xam nga loolu juste rek pour daloon loolu xelu supporter yi la xam nga mais finalement après xam nga. dañ ne waat amul problème comme war nañ toogaat bu yàggul. incha allah ñu leer ko quoi. loolu kese moo taxoon ñu bëggoon def sorti xam nga. pour leeral ni supporter yi xam nga. dara jotuñu jàmm rek moo fi nekk. Balla mu jógee woon ci tolof ñaar ñëw jël Modou Lo coow li bari lool. sa waay daa feebar sa waay mënatu ko sa waay dafa lii Balla ñëw prouver loo xamante ni nii dafa wan ni Sénégalais yi da ngeen ma bëggoon enterrer te ñëwaat naa sooy lire tey combat bi tey Balla li mu def ba réussir yëpp ci combat bi lan la. bon d'abord dañuy santaat yàlla rek di féliciter Modou Lo bu baax ndax ku jar a féliciter na. ndeysaan boo gisee mox loolu ndax sport dafa métti li ma entraîné ci combat bi musu ko entraîné ci àdduna man mii di wax ak yow li ma entraîné ci combat bi musuma ko entraîné ci àdduna te dem naa ba nekk roi des arènes musuma ko daj kon coono boobu rek xam naa ne franchement ko jar félicité di ko ñaanal yàlla na ko yàlla taxaw te jàpp. loolu moom man ma koy tàccu balaa kenn ko tàcc bu yow kenn tàccu ay tàccu loolu sportivité quand même. et puis liggéey bi yëpp boo gisee loolu. ma ciy félicité suma mag suma papa suma xarit Aziz parce que tey bu ma demee IMSES di liggéey ba mel ni ma melaat ak grâce que moom moo tax parce que moom a njëkk a fayal salle mooy bëri grand combat moo di bëri Mame Goor Diouf kon c'est la première fois dama yàgg taxaw ba yàlla dogal tey nii ma mel ko ba ñëpp sañu wax Balla Gaye retourné waat na mu ngi ci forme alhamdulilah na doole mooy wax aussi tamit Sénégalais yi kon ni père wax léegi sànq Aziz ku ma yàgg jàppale la Aziz du hypocrite
hypocrite mooy far fii far fee mais moom fi mu far ñëpp xam nañ ne fii la far mu nekk doomu Géejawaay yàlla jàppale ko taxaw ko moo waral tey mu wane fi mu far ba ñëpp xam ko képp kuy doomu Géejawaay kontaan na ci moom képp kuy supporteru Balla Gaye aussi tamit kontaan na ci moom parce que nit ku nekk ci ay moment mu ñëw jël risque jël ay responsabilités teg ne dama la koy jàppale buggoo kenn ku la ci fekk si kooku ku jar a félicité dama koy félicité waa Géejawaay yëpp kontaan nañ ci moom képp kuy supporteru Balla Gaye de supporter ñoo ngi kontaan ci moom di gërëm aussi tamit ñi ma jàppale yëpp ku ci mel ni Mbaye Diop Talla Menga Modou Fall Simon parce que ñooñu dañoo bokk ci man yi nga xamante ne dañ may taxaw suba ngoon bu dégg bëccëg ak Baye Ndiaye vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm combat bi nag liggéey nañ ci liñ ci war yëpp ndax képp ku nga xamante ne jël nga mooy def Modou Lo jël ay moyens ànd ak ay mbër loolu budget daal du jaaxal ku ko perte rek perte nga lu rëy ku am ndam tamit am nga ndam bu rëy mais yàlla moo dogaloon ne Modou Lo tey bisam bi da koy ñaan yàlla moo waxoon ne tey damay am ndam tolloon naa ci moment yoo xamante ne tey dégg naa lu ne comme moom dina dégg lu ne parce que Sénégal moo baaxoon noonu mais aussi tamit na gëm rek jàpp liggéey nga xam ni mu toll bërul mbër di ko toll di bërëg ay ponkal ak i poids lourd ba yàlla may ko dara fi kon boobu ñoo ngi koy encouragé di gërëm nag aussi juste rek suma mag Aziz Ari Ndiaye lépp rek ginnaaw yàlla gën. ok mais Mala.